Asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal di ñëw encore ci mon point de vue di nuyu ñëpp di sargal ñëpp les candidats ñi nga xam ne ñooy waaj jongante ci élection municipale yi ñi nga xam ne seen liste jàll na waaw maa ngi leen di sargal waaw di leen wax yéen ñëpp bonne chance di artu aussi certains politiciens en l'occurrence yéen ñi nga xam ni yéen opposition bi vraiment dimbali leen nit ñi yéen a ngi bëgg a yab nit ñi yéen a ngi bëgg a yab nit ñi yab nit ñi mooy pourquoi yéen 1 2 3 ngeen ne doomu jàmbur yi nañu génn ci mbedd bi yéenay ñan te ñi lu ñuy génn ci mbedd bi ci seen intérêt bopp kese ngeen di génnuloo ay doomu jàmbur pour lan c'est pas à vous de dire nit ñi génn leen non du yéen pour regarder xool leen xam naa seen jàng yéen policiers seen jàngat yi léegi soreetul mais xoolal bu baax le 23 juin kenn waxul peuple bi nañu génn peuple bi dañoo génn spontanément est-ce que am na benn mort man de gisuma ko après peut-être nit ñi dem nañu devant l'assemblée xeex li ñuy xeex c'est fini mais yéen ngeen bëgg génnuloo doomu jàmbur yi mois de mars bi passé 14 morts loolu doyu leen loo leen bëgg mais c'est pas mais dimbali leen nit ñi sortez gunge leen nit ñi lan pour seen propre intérêt mais il faut arrêter état bi nag moom moo war a jël ay responsabilités protéger les citoyens protéger nit ñi avec ces vautours xawma ay vautours ngeen xawma ay lan ngeen ba pare dafa am ay genre militants yi nga xam ne léegi pour ñoom seen wax lépp mooy c'est un corrompu c'est un vendu il faut lutter résistance et vous nous emmerdez nekkuñu ci guerre nekkuñu ci xeex argumenté wu leen teg leen ay argument ñu waxtaan pays bi dialogue moo ko mës a laal ku ci nekk yaa ngi teg sa côté fen rek sosal ay nit ñu baax di feral ay nit ñu baax di toroxal ay nit ñi baax di saaga suñu kilifa yi di mais yéen ak il faut arrêter di saaga suñu kilifa diine di saaga tout le monde mais état bi dafa war a teel a jóg ci lii arrêter certains policiers yi nga xam ne 1 2 3 ñu ne jóg leen loolu c'est pas normal bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di génne de grâce yéen ñëpp seen doom yaa ngi seen biir kër vous jamais dimbali leen nit ñi boo leen di politique ngeen politique te bàyyi doomu jàmbur yi 14 personnes sont mortes 14 personnes anañu fàtte nañ leen vous réclamez d'autres personnes mais il faut arrêter Barthélémy Diaz dañ laa convoqué ci meurtre demal nga wuyu ji ça n'a rien à voir ak politique Ousmane Sonko yow on t'a accusé de viol demal nga wuyu ji ça n'a rien à voir ak politique dafa doy bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di génne ça suffit largement politique leen seen politique yéen ñi nekk ci état bi cessez de manipuler les gens aussi côté bu nekk mais dimbali leen nit ñi seeni doom yaa ngi fu mu toll nii ñëpp tiit ndax seeni doom yi kenn xamul ndax booy dinañ génn il faut arrêter ça te je vous dis une chose bu leen foog ni li amoon mars mën na amaat fii doomu kenn du génn ne seen doom yi génn yéen ñiy woote jiital leen seen doom d'abord jiital leen seeni doom yi ñu dem d'abord nit ñi doog cee topp jeunesse bi génne leen nga ànd ak Barthélémy yow jiitalal sa doom
Barthélemy yow mi di woote jiitalal sa doom Khalifa Sall yow jiitalal sa doom c'est que bu nit ñi waxee ngeen di wax ni c'est un corrompu c'est un lii c'est xam ngeen ni li ngeen def c'est pas normal bàyyi leen nit ñi ñu dund ci paix yéen a ngi terroriser nit ñi ndax la ndax politique yow Bougane yow ñu ngi la wax ni indil ñu 55 personnes je ne sais pas combien nga indi 45 personnes yow nga juum sa juumu bopp ñëw ne état ba pare bëgg génn di génnuloo nit ñi pour ñu non il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des activistes yi nga xam ni ils commencent à sortir di wax ni nañu dem ci préfecture kuñ fi dem ci préfecture je vous dis une chose loi sur les manifestations voté nañ ko yéen jeunes yi laay wax kuñ ci jàpp 20 ans de prison travaux forcés ngay tëdd 20 ans de prison na teel a leer seen bopp bu leen wax bu kenn taxaw di ñaan njëkk 20 ans de prison ngay tëdd kuñ ci jàpp ngay attaqué ay préfecture kuñ ci jàpp ngay attaqué police kuñ ci jàpp ngay attaqué quoi que ce soit 20 ans ngay tëdd loolu na leer ça n'a rien à voir ak manifestation tribunal ba ku fa dem def fa dara buñ la jàppee 20 ans yi da nga koy tëdd loolu tamit na leer yéen ñii parents yi yéen lay waxal bu kenn taxaw di wax ni sama doom nii wala ne loolu appel la woon bi nga xam ne daf ma dëgg sa mënu ma woon toog te waxuma ko parce que dafa tënni sama xol bi politiciens yi ni ñuy manipuler suñu population bi baaxul te kenn da cee nekkul ci yoon ñoom ñëpp a yem di génn doomu jàmbur yi génn leen yow boo defee say njombe ba pare wala nga def say kii ba pare il faut assumer te li ma gën a metti ana Ndiaga Diouf boobu demoon songi ji Barthélemy ana mu deewul c'est vrai que perte ñu ana Barthélemy Dias fàtte na ko moom moo ngi xeex léegi mairie ville Macky Sall ana ñi ko doon xeexal ana ñu léegi perte Macky Sall il est président de la république ak njabootam yéen ngeen bëgg a toog fii di bëgg a nekk dof man xawma dël leen a liggéey xawma lu xew ay seen de rien du tout di wax ay wax yi nga am nax wax yoo xam ne amul bopp amul genn yow benn nit def fële ay jéyam wala benn nit ñu convoqué wala benn nit am histoire am ñëw ne kaay xeexal ma sama histoire loolu sax c'est malhonnête loolu sax dafa honnêtul d'abord ko koy defloo ay xale kaay xeexal ma sama xeex c'est pas honnête politiciens yi delloo si leen seen xel lii ngeen jël ni yoon bii ngeen jël ni te ñun ñoo leen ëpp ñun ñi deful politique ñoo leen ëpp fukki junni yoon mais chaque jour ngeen ni tympaniser maa xalla ñun amuñu ay journaliste ay dof la ñu am nit ku jóge fële ñëw wax ay conneries am ngeen partager ko siwal ko yéen rek yéen a xam parce que vous ne faites pas votre xamu leen dara néew na ay journalistes yi nga xam ne ñooy traité information néew na ñu néew la dimbali leen ñu il faut que l'état bi il faut que état jël ay responsabilités ci république la ñu ne du lu waay neex def lu du lu waay neex def du lu waay neex ci di appeler nit ñi ci ay marches yi nga xam ne ay manifestations amul bopp amul genn ci seen ni intérêt bopp nit ki convaincu nañ que le 10 dangaa war a dem wuyu ji ana ndeyu génn leen yëpp nit ñi foog ni yéen a moom nit ñi il faut arrêter leen seen manipulation yi arrêter leen ko yow nee na la defal A nga def B ñu folklore la nga bëgg a indi ay histoire mais il faut arrêter waaw loolu ku dëggal la bi nga xam ni ma il fallait que ma génne ko lu nekk sama xol la bàyyi leen doomu jàmbur yi seen kër ngeen bàyyi doomu jàmbur yi ngeen di génne ku wax ngeen saaga ku wax ngeen menacé ko c'est que nag journaliste yi ñoo tàppet ay tàppet lañu kenn amatul sañ-sañu wax sax sa xalaat normalement mais il faut arrêter et félicitations à Abdourahmane Diouf félicitations loolu la ñuy xaar ci policiers yi di génne xam-xam di wax xam-xam di joxe ay solution mais du xuloo xeex non
sa lii nga ngénte keroog yàlla na ci yàlla def barke. waaw te nga topp chemin boobu bañ a dugg ci chemin wu violence c'est pas bon. fii ku fiy saaga doo nekk président ilaa yow mi din suñu dëkk bi dafa set. nitu histoire saaga wala non doo fi nekk dara jamais. waaw loolu lu ma doon wax la mujj may yegsi si élection municipale bi yéen waa Yewwi Askan Wi fii si Wakhinane Nimzatt vous avez volé la candidature d'un jeune homme valeureux, d'un gosse valeureux. Vous l'avez volé. Cette candidature bii ngeen def nii ki ngeen fi fal yéen seen bopp xam ngeen ni si waruta mun a nekk sax chef de quartier fii ci Wakhinane Nimzatt. Vous l'avez investi ngeen jël ko investir ko balaa maa dee ñu naan démocratie. fan la démocratie am yéen ñi nga xam ne yéenay opposition bi di bëgg a wax ni Macky Sall respecté wul démocratie respecté wul yéen a ko ñi gën a ñàkk respecté. ils étaient 6 xaw ma 7 ñi ci gën a pertinent ñooñu ngeen dàq jël ki nga xam ni moom la patron am nekk coordonnateur ñu jël ko ne moom mooy maire et je l'avais dit waxoon naa leen ko. heureusement que Fallou am na fulaay boppam demal boppam mais vous avez volé sa candidature. Yewwi ba fa waroon nekk ci ginnaaw Fallou Diouf moo leen gën a compétent li ngeen doon laaj lépp moo leen ko gën a matal ngeen volé sa candidature et bravo à Fallou et fonce. fii yàlla rek moo fi nekk keneen nekku fi ñooñu ñuy wax ay coordonnateur rek ay kii je vous l'avais dit duñu tous duñu dara. ay baadoolo yi nga xam ni dañoo ëpp làmmiñ nit ñi rek mais duñu dara. utal sa chemin bopp yow xeebal sax ay affaire municipale yi fi nga teg sa tànk foofu la yow ak say mag ak say papa yéenay xëccoo na rafet tu es jeune, tu es encore très jeune. te encore je lance un appel à tous les jeunes de Wakhinane Nimzatt ñi nga xam ne maa ngi leen di gis ñuy dugg ci politique bi les Fallou Diouf les Abou Seck les bari nañu du ma lim su ma limee mun naa juum préparé bu xam ni ñii nga xam ne ñoo nekk fii defe naa benn mandat bi moo leen fa war a dese ñi ma ci jot a waxtaanal ñëpp nee nañu ñoom mandat bi moo leen dese donc préparez-vous yëf yi seen loxo lay ne. te ngeen defee ko ngeen yoree ko nag yorin bu rafet moment bi ngeen di wane seen bopp wane ni seen loxo set na moment bi ngeen gën a góorgóorlu gën a am yar gën a am teggin ngeen bañ a mel ni politiciens yi nekk ci kaw kaw ñi nga xam ne amuñu teggin yaruwuñu yéen amul 30 ans seen 30 ans sax motul ngeen góorgóorlu préparer seen bopp parce que yéen a ëpp valeur ñi nekk ci kaw ñi ngeen doon tuddee ay coordonnateurs ak ñooñu duñu dara sont des tricheurs ay tricheurs yu mag lañu yéen a leen ëpp valeur ngeen seen valeur boobu nag ngeen gën ko cultiver gën ko yokk ci yar ak teggin un jour ou l'autre dëkk bi ci seeni loxo lay nekk loxo xale yi lay nekk mais na nekk loxo yu set. mais mag yi ma gis nii ñuy tamante dëmb di saaganti def di seen loxo setul mérité wu ñu am dara yàlla bu leen yàlla may dara parce que bu ñu amee dara suñu musiba la yow amagoo dara chaque jour xeex c'est quoi ça c'est pas bon. di féliciter aussi Racine Talla si joyau bi nga xam ni daanaka sax man la ko defal. parce que boo leen seetloo bu baax c'était mon combat sama combat la woon muy plateau bi muy defar fii ci koñ bi ak terrain mini terrain bi ak jardin public bi waaw félicitations à Racine te di la encourager ci chemin boobu fii sa koñ la
boo ko defee man du man nga ko defaral ñëpp nga ko defaral sa waa kër nga ko defaral sa biir koñ. Donc félicitations à toi te vraiment li nga xam ni waxoon nañ la ko ci biir koñ bi lépp def nga ko je pèse bien mais lépp def nga ko affaire bu doon taa fii ci buntu mer Kumba defar nga ko lamp yi lii man ak Biram ñoo la ko doon waxoon sama buntu kër benn meeting bu amoon ça fait am na 6 ans xaw ma 7 ans lamp yi taal nga ko terrain bi moo ci desoon ba ma la ciy wax chaque jour ma la ciy wax def nga ko defar nga ko te ni nga ko defaree dafa raw suñu liñ ko xalaatee woon tu as fait plus et merci ci sama tur man parce que kat man la quartier bi doon yabal man la koñ bi doon yabal man la jeunes yi doon yabal pour may ñëw si yow di la wax ci sama tur maa ngi lay remercier te ñu ngi waajal koñ bi ci boppam ñoom ñoo ko prévoir waajal la benn accueil bi nga xam ne pour remercier la ci li nga leen defal non seulement da nga ko defar ba pare ne dama ko defar ba pare jël lépp tegaat ko seen loxo te beaucoup de millions ici moom nga investir fii di la ci féliciter di la ci remercier cela n'a rien à voir nag ak politique gis nga nit lii mooy doxal réew moom moo nekkoon maire di sunu maire mais nekk na sunu maire ba pare nekk sunu grand frère ñun ñu am sunu mébét mu ne ma Papis man mënumaa nekk maire Wakhinane Nimzatt lu jóg ma indi ko ci koñ bi dañ naan damaa far lii moo am moo ma ko wax moo am mu ne damay bañ ñu ne lu am dama koy jëlee sama koñ dama koy indi sama biir koñ nañ ko partagé ñun nag ñu mu jël yëpp boo leen seetloo am na samay vidéo yu bëri yi nga xam ni dama ko ci wax di ko clash di ko wax ni yow da nga foog ni fële rek mooy dëgg fële rek mooy kii ma koy clash ba muñ ba yàlla def tey liñ ko doon wax lépp mu indi ko tey def ko fii mu nekk joyau dinaa ko partager suma Facebook plan beeg yooyu yëpp retourné jël ko teg ko suñu loxo ne bu paree ngeen jël seeni caabi lii mooy doxal dëkk waxuma leen gox de dëkk parce que li mu defar day génne alal te bu génnee alal ñun ñoo dinañu organiser wu créer ci ay emploi defar ci de telle sorte que ni lépp lu manqué ci quartier beeg ci koñ bi parage koñ bi yëpp dinañ ko ci mën a defar te ay jeunes ñoo koy defar dootuñu faale sax affaire maire yooyu dina fekk ñun dinañu xaw a autonome tuuti loolu mooy développement te aussi di la wax ni aussi nga continuer ci chemin boobu waaw jongante yii ngeen di def nii yàlla na ci yàlla def jàmm sutura waaw sutura jàmm sutura waaw di la féliciter trop lii su ma ko waxuloon naa fekk laa parce que fii laay taxaw chaque jour di la wax lu nekk dañ ma naan Papis yow Racine nga àndal mais Papis yow tey nga ànd ak kii suba nga nii la mën a demee parce que lii laa bëggoon nga defaral ñu lii defar nga ko ñëpp a ngi la ciy remercier sa aussi dama ko naroon fàtte Pape Mama Fall Payi Ba ñii ni Diallo ñu ngi leen di remercier lii may wax nii nag yàlla mi ma tiim xam na ni muy noor di nawet ñooñu ñoo newoon ci liggéey bi di ko def dem nañu ba nar a indi ay projecteur Pape Mama di ko indi ma ne ko Pape Mama teel projecteur yi ñun bëgguñu projecteur lii la ñu bëgg di sant aussi le délégué de quartier Ibrahima Diaw mu nekk nit ki nga xam ni dafa am kóolute trop ci ñun ci ay jeunes am il nous laisse faire parce que bu ñu nekkee ci benn affaire parfois day nekk à distance di surveiller di xool ñun lan la ñuy def c'est très important yeneen chef de quartier yi mun nañu bàyyi xel ci loolu très important waaw élection yi di ñëw nag ci Wakhinane Nimzatt li ma ciy ñaan man Papis Camara
Fallou Diouf moo nekk ci beneen côté bi ñoom Racine Talla moo nekk ci beneen côté bi ñeneen ñi sax man xawma leen te yàlla bu ñu am dara xawma leen amuñu njëriñ Yewwi Askan bi ñu xawma Yewwi Askan bi dafa yeew askan bi kooku man xawma ko je ne le connais même pas yéen ñaar xamante leen papa ak doom la Racine Fallou sa doom la Fallou sa doom la xam nga man sa raq la mais Fallou sa doom la bu la neexee nga raqoo ko tamit te nga xam ni peut-être lii échéance 23 lay yem nga 23 bu passé man Racine dama lay ñaan nga woo Fallou parce que ñun ñoo soxla adduna bi Sénégal dafa soxla ku mel ni Fallou c'est un jeune bi nga xam ni dafa xam fi muy teg tànkam bu lii passé yéen ñi nga xam ne yéen a doon jongante Fallou ak Racine waxtaan leen boo leen waxtaanee njariñ rek lay jural Wakhinane Nimzatt njariñ di leen wax ni comme ni ma leen ko waxee ñun war ngeen a def seeni campagne ba pare kenn du dégg ni diw saaga na diw parce que respect rek moo ci war a mun a am respect kese tey man bu ma deful dara samay njaboot ñu ngi ci Racine njabootu Fallou ñu samay ñeneen njaboot ñu ngi ci Fallou njabootu kii ñu danoo jax je veux dire dañu jaxasoo man bu sama njaboot nekkee si Racine am na sama benn xarit bu nga xam ne njabootam mu ngi ci Fallou te yéen waa Wakhinane Nimzatt gis nga nit day mën a tànn njiitam garab gu la sutul du la may ker garab gu la sutul du la may ker amul benn candidat bi nga xam ne man gis naa ko en dehors de Racine Talla et Fallou Diouf amul man nag comme li ma leen waxoon rek saf sàpp laay def ci élection yi saf sàpp laa ciy def waaw saf sàpp te samay booy tamit sama waa koñ sama waa quartier ñëpp saf sàpp lañ ciy def waaw lii may wax nii ñu bëri dinañ ci dugg après dinañu wax li may wax c'est très important waaw di sant ñëpp nag il fallait que ma génne yenn yi nga xam ni dafa nekkoon sama xol il fallait que ma wax ko di jéggalu nag bu wax ji dëgëree maa ngi jéggalu bu baax a baax di wax population Wakhinane Nimzatt am leen gëm-gëm te xam fi ngeen di teg seen tànk gis nga man ci li ma nekkoon démb ak barki démb mu jig ma balaa ma koo changé naa xoolaat sama bopp bu baax a baax nit doo dugal sa bopp ci loo xamul ñaar rek ñoo fi waroon mun a am candidat Wakhinane Nimzatt ab bénéficier aussi largement muy Fallou Diouf Racine Talla amul leneen mais ñeneen ñi des dañuy perturber sax dañuy dem ba kenn xamu leen te man chaque jour fu ma leen romb naa leen sànni xeer parce que ils ont volé la candidature de ce gosse là un gosse talentueux ambitieux bi nga xam ni vraiment ñu war ko encadrer même bu dul échéance yi di ñëw présidentielle yi di ñëw on ne sait jamais man je le vois ci présidentielle yi di ñëw je le vois xam nga ñun dañoo dem ba nekk mag sax suñu intelligence di gën a ñëw ñuy gën a doog a xam àdduna ak affaire yooyu mais moom bon macha allah waaw encore une fois Racine sa doom sa raq Papis Camara moo lay wax ni sa doom sa raq Papis Camara moo lay wax ni sa doom sa raq Fallou Diouf est un candidat Fallou Racine c'est ton père jàppee leen ko noonu ba comme ba échéance yi jeex lu yàlla def ñu xam ni noonu la après vous vous retrouvez ensemble ngeen liggéey Wakhinane Nimzatt man loolu laa gis vous êtes deux
yéen ñaar ke man ñeneen ñi xawma leen te bugguma leen sax xam parce que bu fekkoon ni ñu ngi def lu am na lu ñuy def taxaw am na lu taxawaay bu rafet fii dinaa leen xam waaw. Racine encore une fois de plus félicitations et di la remercier waaw di la remercier nekk nga ba France ma lay envoyé ay SMS pour sama plateau bi waaw ma naan sama sunu plateau bi waaw di la ci vraiment féliciter di ci kontaan te di nga xam ni waa koñ bi kontaan nañu te koñ bi bu ñu kontaanee yow mooy sa famille kontaan nañu mooy parce que man je fais partie de ta famille mooy sa waa famille kontaan nañ waaw di gën a góorgóorlu di gën a jàpp di wax ni nag wax moo neexul mais man moom il faut may wax waaw mënuma di bañ di wax. J'ai vu des images yi nga xam ni sur Facebook étonné na ma jaaxal na ma j'ai posé des questions kenn bañ maa wuyu donc ma bàyyi noonu parce que aussi ñoom tamit samay frère lañu waaw samay frère lañu mais lu mu bon am na ñi nga xam ni waroon nañu ñëw wax ma ni lii lañ nar a def waaw li ñu def sax am nañ ci droit mais dafa am yi nga xam ni biñ ko doon waaj dañ daan ñëw ba ci man di toog ba sama kër wala ñuy waxtaan sama biir kër sama biir saal toog foofu waxtaan ñuy nosu ko nocci yépp ci intérêt Wakhinane Nimzatt mais bu ñu demee bay jël position waroon nañu taxaw waxtaan de loolu mooy yoon. Bravo à Talla Gueye yow moom sama vrai boy nga moo tax confiance bi ma am ci yow xam nga ko ci loo ne mu neex ma mu naqari ma danga ma koy wax ci loo ne Marie Diallo bravo gis nga ñi may lim ñi ñëpp ñooñu ñoom ñooy presque socle ci ñoom ñooy presque ay racines lañ ci ay reen lañu ci Wakhinane Nimzatt ñu ngi liggéey ay liggéey yu am importance ci Wakhinane Nimzatt te nit ñi duñ ko xam. Talla il critique parfois pour nit ñi bàyyi xel ci li muy critiquer Marie Diallo non seulement il critique mais moom day defal boppam parfois il me dit grand école bi nii parfois dispensaire bi mais mbedd bi dafa salté ba moom ci loolu rek la xam bénévole te da koy def sans rien waaw félicitations yéen moom ay nitu valeur ngeen waaw bi ñu jàppantee ba léegi diaspora bi Vieux Gueye sa liggéey rafet na yow de bi nga gisee policiers yi di xaw a njuñ njaaj waa Yewwi Askan bi di xaw a njuñ njaaj mu xaw la jaaxal ak yooyu loo ma wax Pabis on peut développer on peut travailler sur Wakhinane Nimzatt ou bien notre pays d'une autre manière ngay ut ay partenariat ba fi nga dëkk réew bi nga dëpp à l'extérieur il faut ut ay projets yi nga xam ni pour ces jeunes pour ces mais booy bravo à toi vieux mention spéciale loolu laa xam ci nit ut ay projets yi nga xam du koy indi di ma ko expliquer ñu koy teg rien que pour Wakhinane Nimzatt rien que pour suñu jeunesse loolu laa xam mais ñeneen ñi ñu ci bëri dañuy xeex pour leur propre intérêt waaw di féliciter ñëpp nag di wax ni mon point de vue ça fait 2 semaines ak nii amul li taxoon mooy ni dama doon xool gis naa lu bëri li nga xam ni neexuma waaye li ko xaw a soulager tuuti mooy suñu réalisation bi am ni ak sama boy bi nga xam ni c'est un candidat muy Fallou Diouf waaw bravo à Racine Talla bravo à Fallou Diouf Serigne Fallou Diouf waaw Racine yow moom mention spéciale à Racine Talla waaw mention spéciale à Racine Talla mon grand frère kontaan naa te yóbbante nañ ma ay contentement ñu bari ci yow su ma ko waxul naafeq la billaahi wallahi watallaahi su ma ko waxul naafeq la kontaan jeunes yi nekk fi yëpp kontaan nañ ça n'a rien à voir ak de la politique nag nañ ko teggi teg fële sa waay man lu ku ma defal nit man ni ma waxee commencement bi xam nga man awma lu may ragal man lu ma sentir loolu laay wax Racine joxoo ma dërëm pour ma jàppale la
Fallou joxoo ma 1 franc pour ma jàppale la ñeneen ñi xawma leen man nee naa yéen ñaar laa xam mais Racine da nga def lu rëy su ma ko waxul tey naa féq laa nit ay nit ne ma il faut nga def live te dañu prévoiroon def benn genre manifestation bu ndaw pour inviter la parrainer ko am na kenn sax nga dañ ko invité prévoiroon pour parrainer ko inviter la pour remercier la ni avant ñoo réceptionner affaire bi ñu remercier la d'abord parce que 3 volets la woon 3 affaires la woon muy fi ndox bi doon taa ak lampe koñ bi mu tàkk ak plateau bi moo nekkoon nag affaire bi nga defar ñaar yëpp toog mais plateau bi nga ñëw nga defar ko bravo à toi waaw di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di wax ni bon y a des choses yi nga xam ne après mébét nañ ko ci élection yi prévoir nañ ko ci élection yii ci candidat yi nga xam dañ koy pousse jàppale ko mébét nañ ko pour def ko avec quartier bi yëpp ak jeune quartier bi yëpp parce que man si je parle au nom du quartier pas ce chef de quartier waxuma tel chef de sama jeunesse su quartier man bi ñu toogee conseil municipal beeg ñëpp bi ñu toogee ci biir quartier bi imam toog ñëpp toog dégg nañ li ñu leen wax ñun li Papis wax rek loolu la ñu wax devant tout le monde loolu du lu ndaw ñoom xam nañu du ma def politique mais ku ñu amal njëriñ ñu amal leen njëriñ loolu la ñu wax devant tout le monde ñun de Papis moo yor suñu kaddu lu mu wax rek loolu la ñu wax demandé à Pape Mama demandé ak ñeneen conseil municipal yi nekk foofu dégg nañ ko dañu toog ñu wax leen loolu donc man suñu defalee dara li nga xam ni dafa jaat su ñu def damay sant damay gërëm man moomuma ko man li ma am doy na ma sëkkal barke tey ku ma doon jàppale ci élection damay teg sama xaalis dama lay jàppale financièrement dama lay jàppale mais du damay ut ci yow dara waaw loolu tamit mu leer donc lii may wax nii c'est tout juste ku la defal lu baax danga koy gërëm waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ni valeur dafa baax ci nit valeur dafa baax ci nit encore une fois bravo à monsieur le maire Racine Talla bravo à toi et merci beaucoup Serigne Fallou le chemin est long yoon bi gudd na ndaw nga xamal ni am nga ay wéeruwaay yu bëri qui est très jeune wax ji amul lim li amul lax-laxal man je ne fais pas de la politique mënuma sax far parce que buñ la joxee ay kàddu ay nit mënatoo far man mënatuma far mais am naa droit li nga xam ne nag mooy suñu intérêt ma fay yabal sama suñu mbooloo ñu ko fay yabal di ko fa teg beaucoup de personnes m'ont proposé beaucoup de choses mais ñaar ñi moom jarul proposition dañu bokk ci man muy Fallou Diouf muy Racine Talla jarul ñu may proposé dara man bugguma sax ñu proposé ma dañu bokk ci man waaw dañu bokk ci man ba tax na ni nit ki nga xam ni loo ko wax waaw la lay wax mënoo ci moom dara waaw di leen ñaanal yàlla na yàlla def jàmm te ngeen xam ni yéen ñaar du ngeen ay adversaire yéen a bokk ndey yéen a bokk baay Fallou Racine c'est ton père sa mag la na la pap Racine Fallou sa doom la sa ràq la waaw bu lii jeexee gisante leen ngeen liggéey parce que yow Racine xam nga booy bi xam nga ni booy bi bu demee ba taxawal li muy taxawal am na kii bon man sewoon maynam bi mu ngi am na lu ci ne donc loolu kese la di wax policiers yi aussi ñi nga xam ne ñooy tuddee seen bopp coordinateur ak coalition ak yooyu di woo xale yi nañu teg loolu ci suuf dem ak xel ak xalaat di dialoguer di waxtaan lu mu indiwul leneen mënu ko indi fitna baaxul kenn wax di yee fitna waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp diaspora bi fàttewuma leen ci turu Vieux Gueye Ousmane Gueye waa Indiana waa Amérique
Europe partout Mauritanie mon grand frère ñi nga maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp waaw diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu di wax ni nag waru leen toog xool leen nan ngeen di def pour participer ci élection locale yi waaw mënu leen voter mais war ngeen mun a yor seen 10 € wala 20 € wala 30 € envoyé ko seeni candidat ñi nga xam ni am ngeen yaqin ni ñii amal nañu njëriñ askan bi waaw waxuma la ñeneen ñi de ci ñaar ñii rek laa wax de ñeneen ñi bu leen yónnee dara waaw ñaar ñii rek voilà waaw di leen sant di sant diaspora bi bu baax a baax a baax a baax di sant tout le monde di leen jéggalu di leen jéggalu di wax ni mon point de vue est là lu mënul ñàkk la foog ñu koy def ci wax waaw di ci wax di ci def waaw di leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu te aussi sama waa Tëngéej ji waaw sama goro yi foofu moom sama goro lañu waaw moo di Njaay Mamadou Koundio maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu tout le monde voilà wasalaam